أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gambia Today Politics aliha mbokk yi maa ngi leen a gërëm di leen sant si bés bi di wax ne ñëwaat na tuuti pour tey lu ma bëgg a jéem a gëstu tuuti mooy government Adama Barrow ak ministre mi Sokol ba Tambadou léegi moom nañ ko war a wax ne former Sokol justice minister waaw aduna doomi aadama ñun ñëpp kenn mutut kenn pafekul dina baax nit ki soo nekkee si place pour faati démb bi nga nekkutoon si place bi parce que borom xam-xam yi dañ dee bugg di wax ñu ne tamdil ayaam wa tabuka zikriyatu la tunsa abadan waaw ñu ne nag nekk na loo xamante ne bés yi dañ dee ñëw di romba waaw jamono dafa ñëw romba waaw xew-xew yi yëngu-yëngu yi dafa ñëw romba waaye nag dina am luy des ñu ne luy des mooy remembrance bi moom léegi-léegi da nga toog fàtte léegi-léegi mu ñëw nga fàttaliku moo tax ñu ne bés yi dee romba de waaye lan moo dee des zikriyaat mooy remembrance bi da ngaa toog ne waaye lii xewoon na de lii nekkoon na de xay lii moom waaye soo ndeysaan bu dee lu baax nga toog ne ndeysaan lii moom daa lu nekk taay moom la waaw fekk loolu bu mu xewoon romba na bu ne safaane yi tamit loolu la de waaw kon léegi bu nekkee noonu ñu ngi nii alhamdulilah sant yàlla ba mu bëri ba Tambadou parce que foogoon naa si gis-gis wala man maa dégg bu baax mu doon xaw ma daf doon liggéey xaw ma international mission la doon liggéey wala UN la doon liggéey xaw ma lan fu mu doon liggéey mu bàyyi ñëw jël poste ministre bi mooy nekk justice minister xaw ma ngeen correct ma su ma juumee waaye nag bu mu ñëwee man position bi foogoon naa ne bu dee man maay moom dafa waroon a xalaat balaa mu ñëw foofu noonu nit moo fa nekkoon kon nu mu ñëwee ni as faram mu ne moom dafa ñëw si wàllum loi bi kon dafa war a ñëw mu nekk koo xamante ne dafa war a jub bu mu nekk koo xamante ne moom si boppam dafa courage selective ruling bi dafa war a nekk koo xamante ne war naa bañ loolu waaye nag defu ko gis nañ lu bëri lu mu def fii even ñun suñ maas yi nga xam ne jànguñ sax waaye suspect nañ ne loolu lu moo nekk di doxal is very wrong yéen anglais li ngeen de wax selective justice moo de am kumba am day kumba bu amun day moom waaw muy noonu rek ñun ñëpp ñu xamee ko noonu waaw gis nañ lu mu def fii foom nañ jaane commission bi foo sax ñu pare si moom wala ñu jël action ñoom ñu ngi ñëw di séedoo alel former président bi xam naa ne dañ ko def tour rek boy ma ne suma raka boy bii moom bàyyil ma ko de ndooge kana foy ben feala de bii bàyyi leen ma ko bii maa ko moom loolu moo fa nekkoon de waaw ok boy foog nga bii ñaata la ko war a jaay non bii jël ko si bul wori waaw yooyu lañ doon def de yow nga man sa own price because suñ na dee wax ne moto bu jaar 1 million nga ñëw di ko jënd 200,000 brother loolu yéen da ngeen ñëw spaccio rek ma laaj la price boo mun a fay rek ma wax la rek nga ne waa jëlal ba pare ñu neem ne ñu ngi koo jaay ñu tuddee ne ñu ngi koo jaay a justice minister déglu title bi de a justice minister ok amul si loolu ñëw nañ si kër yi tamit boobu tamit ñu def luñ leen neexee te ñu oote ne ñoom ñooy loi bi ñoom ñooy liggéey si wàllum loi bi pour nit ñi war a jub soo lu ñoo wax si seen jéemeñ ba tamit lu ma wax si jéemeñam su jéenee si télé o suy binda suy wax su news di ñëw mbaa tamit ak sonami luy xew si jéemeñ bi ak internal action movement yi du dee nekk benn loolu hypocrite la loolu lañ dewa naafeq waaw waaye nag xam nga waxoon nañ fii ne dafa jënd place am bi
ñëwut mu agence mu weedi kon mel na ne ku jënd place bi pour am ko xam nga ne kooku business la ñëwee so kooku su ñëwee su dee million la génnee dafa war a expect mu am 5 million because greedy people yi loolu la ñu expect doo expect mu am mel ni 1.5 million de déedéet as far moom million la spend waaye dina expect mu am 5 million 4 million all profit am la par exemple laay wax de léegi mbokk yi nañ seet ñu bëri ñu ngi wax ne Batambedo dafa am liggéey UN boobu liggéey boobu moo gën bu mu nekk nii nanga nag xanaa balaa muy ñëw waral liggéey lu tax focus ci liggéey yooyu noonu mu bàyyi ministry post boobu noonu bu mu ñëw xosul ba am bi ko dafa ñëw try load lu mu load ut lu moo ut dajale lu moo dajale ba pare nag mu xam ne léegi he's ok jaase na yëpp yaaxa na yëpp ba pare ndekete munut mu ndekete moom recruit la understand ndekete moom recruit la understand nga munut liggéey bi xamul dara bala leen ma nag ci muy romba fii ni noise bi waaw recruit la et xamul dara dafa ñëw di train ndekete oh ndeysaan moo tax may wax ne this government is a recruit government nit ñi dañ ma dee jéem a duñ ma dee understand waaye is a recruit full recruit government recruit one very recruit people lañ xamuñ dara mënuñ dara they don't know nothing xam nga su ñoo def sélection pour recruit dañ war a taana ñoo xamante ne they are qualified to be recruit waaye soo jëlee those people who are unqualified to be recruit at the first place catastrophe bi moo dee am comme lu ñu am nii rek let's just see now what they have done for us. They miss everything. They have been missing, destroy, giving Gambia bad image. Sibir aduna bi fii Gambia léegi deserve nothing. doo mun a proud na yow Gambian nga léegi sa hold of dee jeex billahi day ñëw jël Gambia dugal ko in a low level. A half independent country like Senegal ñëw control Gambia like British people colonial masters loolu mooy xew so di nga gis ne recruit people bu ñu am that's why li happen because they don't know nothing. They are not qualified to be government, to be our leaders because of their own interest. Wow. Send them back Batambedo. Bu mu ñëwee TRRC through reconcile they are not forcing, they have no right to force anybody. Because I have my own stress, I have my own, problems. So it's up to me. Suma nehe ma ñëw wax suma problème, understand nga? Suma nehe ma bay. Waaye Yankuba mu ñëw ñu ngi am constitution bi. Te Adama Barrow, so-called the leader of recruit team, Adama Barrow. Wow. Ñu isi Yankuba Touré te moom the leader of recruit team mu ngi ni di depend su 97 constitution bi waaye Yankuba Touré ñëw tamit mu depend si 97 constitution bi ñu use forces on him. Why? Because of lu xew selective justice, ungrateful people, criminal gangster people lañ, understand nga? And those people are working demon. They are working under demon, under democracy. Demon, yes, that's why I'm calling these people, they are demon, satanic people, and they are here to sell demon agendas to the Gambian people and forcing us to accept. Loolu lañ nekk di def aliha nañ understand ante rek. So now Yankuba moom ba tamit mu ne dina ko teach a lesson. Why? Falam ko teach a lesson si TRRC. Ku dem TRRC du forcer pour nga wax, mun ngaa bañ a wax, duñ la forcer. Bugul a wax waaw, okay, no problem, it's up to you, fine. Ñun dañ la bugg a laaj lii ak lii waaye TRRC te nañ bàyyi suñ buggee wax ak moom nañ ko samoon mu dem court su dee ñoom am nañ evidence buñ ko mun a samoon nañ ko samoon ñoom ñu nekk in power ñu yóbbu ko court foofu nag justice dox si Yankuba Touré but not ñu poussé ko ñu jëlee ko AC TRRC ñu war ko yóbbu ba di ko rimaan di ko tëj loolu is unfair. Waaye lu ku tax ku def loolu yëpp Batambedo, a criminal gangster, drug dealer, a terrorist man, yes, ñu ñëw offload suñu économie bi, offload suñu dëkk bi. This is what happened. Ñun ñëpp xam nañ lu mel noonu léegi Gambien yi nañ seet de maa ngi ñëw de aliha waaw yaakamtewu ma de am coming
waaw léegi te ñu gisee dama bëgg a jaar tuuti rek ma brief tuuti rek Bah Tambadou lum ñu def pour mu leer so moom resign am bi loolu moom daf ko waroon a def bu yàgga ba pare government bi dañ war a si document am passeport am bu mu dem fenn because there are certain investigation bu war a dox because Bah Tambadou yëpp la yaaxa dafa mislead seen government bi betray leen mislead Gambien yi ba pare jaaxasee ñu ba pare yaaxa alal Gambien yi parce que ñoom suñ fogee ne moto yi ñoo jël ne ñe moto Yaya Jammeh ay kër yi Yaya Jammeh du mun a tëdda si kër yi noonu yëpp Gambien yi ñoo fay dëkka ñoo fay tëdda ñoo seen njëriñoo kooku Yaya Jammeh lu mu def baax na moo gën ñoom ñuy ñëw léegi dem di développe Sénégal di am ay xaalis di ko développe other countries yi si Africa waaye Yaya Jammeh dafa invest inside Gambia so Yaya Jammeh moom mooy di real man for Gambians a very clean hearted for the Gambians Babili Masa congratulations for you and we are waiting for you for your return no matter what aleha bu leen worry yàlla moo xam na luy happen ak lu nekk di dem God know Almighty Allah know and he knows what is the best for Gambians because léegi xamante nañ kon maa ngi oote ñu doon liggéey former régime yi honorable yi ñëw leen de jéena si leen de ku nekk nga def sa contribution bi pour ñu jëlaat dëkk bi si out of these criminal gangster people yi recruit government bu ñu am nii before dëkk bi sing de gaal bi bëna na ba pare de ndox baa ngi duga nanka de aliha now Bah Tambadou mu ne dafa tij Yankuba Touré lesson dina ko tij lesson a justice minister muy war a wax loolu noonu xam nga ne loolu da nga war a xam ne kii xanaa moom dafa jotee Yankuba Touré lii moo war a wone ne he is not a capable person he is not qualified to be man that post because post bi jealousy man bi waru ko man nit ku jealous warta man position boobu noonu nit ku bon warta man position boobu noonu et illiterate one warta man position boobu noonu ku bon koo xamante ne xamul dara xaalis rek la xam tapale kooku warta man position boobu noonu dafa war a nekk koo xamante ne dina nekk Gambien boo xamante ne dafa nekk position boo xamante ne mu ngi fa pour all Gambians dafa independent mu judge according to the law kooku la war a nekk waaye that's not selective people yi ñoo xamante ni dañ ñëw ak jealousy ak mer hanga dañ ñëw ak hanga teg si hungry a hunger man is an angry man foog naa loolu la woykat yi di wax de booba jamono because booba jamono suñ koto yi suñoo toog di naan ataaya su fekka rasta yi ak buub saxaar baa ngi naan mu ngi jóg nag saxaar bu ngi jóg ñuy play musique yooyu noonu maa ngi remember de waaw woykat yooyu noonu di wax loolu xaw ma a hunger man is an angry man so Bah Tambadou si maas yooyu lan ñëw moo tax mënut a def dara because nit ki soo meree doo mun a liggéey bu rafet yaa rek ngay def so ñoom day ñëw ak mer lan la amal Yaya Jammeh problème bonam rek ok ñu ñëw ndeel moto yëpp dem jaay ko outside yi mot kër yi ñu jël allahu akbar yow moto yooyu noonu suñ ko bàyyoon si government Gambia bi Gambien yi nekk di si njëriñu loolu mu ëpp profit si ñun Gambien yi moto yu jar ay million ngay dem di ko jaay benn 100,000 wala benn 200,000 wala benn less than 300,000 loolu losses la moto yooyu noonu jéem a dem nekk Sénégal jóge fii dem feneen what is those people ñii mu lan moo nekk si seen xalaat seen xel léegi ba ma ñëw si waat si Bah Tambadou su nit ñi di wax ne Bah Tambadou fu mu nekk nii dina yóbbu Yaya Jammeh xam nga moo de toog mu ne su Yaya Jammeh ñëwee fii wala ñu arrest ko ndeysaan seetal déti politique bu mu doon di doxal rek xamul ne moom boppam la nekk dina foog ne Gambien yi la moo naxut Gambien yi boppam la mu doon la nekk dina waaw Yaya Jammeh former président la su déggaate tànkam Gambia constitution bi mu ngi fa 97 constitution bi mu ngi fa moom mooy dox si kawam Adama Barrow xalaatut ko sax ak nu mu nekkee recruit yëpp sax waaye dofut sax ba xalaat loolu noonu ne he is going to arrest Yaya Jammeh never and ever and it will never happen bu leen foog ne nit ñi people are so crazy like ñoom this recruit government we are not crazy people we are so focused people lañ talent people lañ and our leaders APRC leaders and constitution and good Gambians they are aware
they are aware people, they are talent people, they are good people, they are grateful people lañ. Adama Barrow suñ buggee ne dañoo change constitution bi suñ ko change then Adama Barrow na war a xam ne things the court of law bi judge bi dafa start moom his government because boobu lañ change loi bi then lu passé moom passé na duñ ko mun a isiwaat gannaaw duñ ko war a isiwaat ne waa change na loi bi léegi Yaya Jammeh dafa ñëw dañ koo tëj ñi loolu dul la loolu amut so Adama Barrow tamit du moom xam na ne di foofu moom tamit yaaga foofu mu nekk former léegi te mu ñëw nekk former so Adama Barrow su ñëwee war a nekk former moom su accepté loi yoo xamante ne loi yu idiot loi yu bon balale ma si wax bii ne waaye loi bu idiot den nga na xam ne kon moom dafa dof mu bokk si ñu gaa di wax ne dañ tooy because su loxee mooy su ñëwee bés moo ñëw nekk former rek dañ ko xan dinañ ko xang de parce que fu mu nekk nii ñu ko mere ñoo bëri ñu ko bugga ñeneen ñi ñu ngi ko mere si pet waaye xaalis bu ñoo am si moom moo tax ñu ko compromise ku defar Gambia jaay bakkanam si Gambia ñu jalos ko xeet ko ba ñu ngi nii génne ko ak soko moom nga xamante ne defaragut dara feebangut Gambien yi si dara kon moom dafa moom su buggee wax ne moom mu ngi si xaati Gambien yi dafa nax boppam de dañ koo compromise sal rek ngir seen interest waaye ku si dem ba jeeku rek daf koo bàyyi like Batambedo bu mu xamee ne things moom he's okay coow li bëri na waaw mu déggoo rek gis ne waaw Adama Barrow bu ma daaxa bàyyi man resign rek ñaan na la bàyyi ma use as a name of resign rek dama resign rek allahu akbar moom mu fa di nelaw rek waaw et président buy call moromam président yes sir boss my boss ndeysaan xam nga loolu buñ ko tooñ teyu ko because he don't know xamut position bu mu am the value of the position as a president he don't know the value that's why he don't know the value of that president he don't know position boobu noonu lu mu contents the man doesn't know my brother so buñ ko blame a recruit one la waaw recruit bu xamul dara lii la léegi Batambedo nit ñi ñu ngi nii di ragal di naan xam ngeen ne waaw soo gisee Batambedo plan A fail na plan B fail na léegi xëy na dafa try plan C moo tax mu bugg a dem liggéey UN su demee liggéey UN di nga gis ne xëy na beneen pexe la bugg a ma ne Batambedo munalut Yaya Jammeh dara even su demee liggéey UN wax ma la UN kese sax de mu dem nekk ICC mu nekk seen prosecutor xaw ma naka lañ ko dee waxee sax position Bensouda sax moom mu dem jël ko ah munalut Yaya Jammeh dara nothing because nobody above the law position bu nekk loi bu nekk who is UN people UN for what ñan ñooy UN demam liggéey UN ñan ñooy UN United Nations dëkk yëpp ñoo unite ba pare du àdduna yëpp du dëkk yëpp ñoo accept sax so ñu accept nekk under UN there are rules and regulations duñ daanu si kenn duñ follow si kenn there are rules and regulations yoo xamante ne yooyu la ñoo yooyu la ñoo follow now su demee nekk ICC criminal prosecutor sax mu nekk de a chairman sax xanaa kay mu dem hang boppam rek because léegi foog ma ne ak noo munta am pexe waaye nit koo tooñ nag te yow bëgg nga jaar ne dafa yaaxa waaye yow nga ñëw yaaxa si moom nga daanu si moom ñëw yaaxa ko understand nga mbaa yow nit kooku noonu di nga ko munal dara Batambedo fu mu nekk nii xanaa su gisee Yaya Jammeh mu suka rek ne hee Jammeh jilanka baalal ma xanaa loolu rek la war a def waaye bu kenn ragal ne Batambedo dafa bàyyi dem yoon dafa bëgg a pexeel Yaya Jammeh munalu Yaya Jammeh dara understand ngeen Batambedo munalut Yaya Jammeh dara xanaa lu yàlla aate rek de xam nga yàlla moom suy aate dara daf ko dee jaarale si ay sabab xanaa sabab comme nu mu aatee sabab bi xew si 2016 élection bi rek yëf yi doxee noonu rek fekk yàlla noonu la ko décision boobu la yàlla jël rek pour noonu la ko war a jéene waaye yéen xam ngeen ne lu gënoon a garaaw Yaya Jammeh loolu la fees na ay coup d'état yoo xamante ne bakkana moo doon di far foofu noonu coup d'état yoo xam ne ay fetel ñu plané la ko pour ne da ngaa ñëw ñu fetel la rey ñi nga àndal yàlla seef ko si yooyu noonu astuma ay élection sookool carte nangam ñu jaaj fële yàlla noonu la buggee parce que ñaata yoon ñu ngi ko attem it's too much balaa ñu ñëw far bakkan jàmbur yi bàyyi Yaya Jammeh yàlla génnee ko noonu parce que ku set xol la nit ku baax la nit ku laabir la lu mu deserve loolu la ko yàlla fay waaw loolu leer na si ñun ñëpp waaw lu mu deserve loolu la ko yàlla fay
kenn mënu si dara aliha léegi Batambedo moom su demee yéen lu ma leen bëgg a xamal Gambie ni mooy nañ dal Yaya Jammeh su ñëwee fii ñoom ñu bëri dañoo daw lu tax ñuy wax ne dañoo daw xam nga lu xew xam nga nit ki soo ko tooñee my brother jeex na ñii dañ tooñ Yaya Jammeh loi bi moo fi nekk agreement bi day ñëw ñu violate loi bi agreement bi because of ñu ngi mer so mer boobu noonu moo leen dugal ñu dem yaaxa waaw Yaya Jammeh su ñëwee tey su appelé mu samoon leen Adama Barrow sax si boppam ak tur bu mu nekk président yow dafa sukka si pet dafa ñëw si Yaya Jammeh mu sukkal ko parce que Adama Barrow dafa nelaw ñii ñëw yaaxa ko ñii ñëw bétré ko ñii ñëw def loo xamante ni naka sudul noonu xam nga these people they don't love Adama Barrow because naka lañ ko waxee sax TRRC number 1 ñu ne Truth Reconcile so Issa Faal nu moo doxalee foofu noonu ñoo Batambedo gaa di déggoo ñun ñu ngi amee évidence yu bëri area yu génocide am sax like South Africa Sierra Leone Liberia Rwanda Ghana sax Gambia réconciliation bu ñu nekk di def mooy TRRC bu ñoo foom Gambia sax dëkk yoo xamante ne génocide xew na foofu sax foomuñ façon that type of TRRC yow ngay ñëw di taxaw di naan did you kill for Yaya Jammeh yes or no did you kill for Yaya Jammeh xanaa this TRRC dañ ko form purposely only for APRC and Yaya Jammeh ma foog ne TRRC dañ ko war a form pour all Gambians mu ne ku am métit ku am naxaru nga ñëw nga wax te sooy wax sax ñu ne oh no sorry but it's past anyway it's okay xam nga boobu mooy war a isi ñuy wax ne never again waaye yow nekkuloo di def dara yow yaa ngi ñëw di provoque nit ñi di merloo nit ñi di jaxasel nit ñi di misop xeli nit ñi gën a indi hatred seen biir te génocide xewut Gambia so pour man this type of TRRC waruñ ko woon a form so suñu bëggoon loolu noonu pour dee loolu nañ form another name bu ñu war a tuddee si TRRC bi better than calling TRRC because yéen xam ngeen loolu noonu waaye TRRC level bu ñu ko yóbbu in Gambia dafa mel ni sa dëkk boo xamante ne génocide sax moo fa am which is very wrong ñun ñëpp xam nañ loolu waaye la jaloosi bi la ak mer bi bugg a xeet nit ñi parce que ñoo doon di wax ne TRRC is a blow killer for APRC xanaa APRC régime bi all ñu doon liggéey si APRC they are APRC no they are not APRC supporters am na UDP ñu doon liggéey APRC ñu bëri doy sax PDOIS am na ñu doon liggéey government ba pare doy supporters parce que government noonu la loolu lii de so ñoom su ñoo ñëw ñu form TRRC only for APRC loolu is very wrong so moo tax ma ne these people they are recruit people ba pare they are not qualified to be select as a recruit one qualified loolu aliha I think loolu tamit war naa leer si ñun dafa war a leer si ñun ñu xam loolu si ñii these people are not qualified for the TRRC buñ form nii because government bi amut any role boo xamante ne dañ fa deserve respect dañ deserve pour Gambien ni respect leen so therefore I'm appealing this government nañ delloo dëkk bi rek waaw ñu ngi ni dañ leen muñal pour 5 years bi mu mut ñu ngi leen a muñal si loolu so jeex na it's enough never again pour ñu select this type of leadership in the Gambia never again waaw ñun tamit loolu la ñoo wax never again waaw we are not going to accept or we are not going to select this type of government never again xam nga yeneen naka di wax si never again si fen never again si rambaaj never again si corruption never again si unqualified unprofessional jobs waaye ñun ñu ne never again ñu accept leen pour ñu am this type of government again never again yes because a bidante président bidante ñun doy nañ président buy nelaw ñun doy nañ government bu bon ñun doy nañ never again waaw léegi Batambedo Gambien yi APRC mooy réel Gambien yi ak constant Gambien yi bu leen ragal si Batambedo tooñ na yaaxana loi bi so government bi bu dee government boo xamante ne nu ma leen nekk di wax ne ñoom recruit wan suñ buggee proof seen boppa Adama Barrow ak gangs teamam bi nañ siis Batambedo document am passport travelism yi yëpp document am yëpp bu mu travel bu mu go nowhere let him stay home and investigation bi take place waaw
investigation bi take place waaw loolu mooy di fact bi loolu mooy réalité bi loolu mooy loo xamante ne sut bi doon waaw sut bi doon loolu lañ xam de loolu rek lañ am loolu lañ expect si baax am bi du government am bi loolu lañ war a def weda moom moo resign dañ ko fire suñu yoon nekku si but dafa war a investigation bi dafa war a nekka waaw but selective justice leena mu ngi si we can understand that su fekkente ne dama bokkaa yow ñun ñëpp ñu tiba yow nga tiba man ma tiba foofu de sooy wax man tam ma wax de ba pare du ma ragal never again government bu mel ni ñun duñ ko jëlaat waaw duñ ko jëlaat kon APRC Gambien yi concerned Gambien yi bu leen ragal si Batambedu mënalut APRC dara léegi lu may wax suñ leader si di Right Honorable Papa Jatta and his deputy party leader Honorable Ousmane Rambo Jatta and the executive members like my uncle Bori Koli, my uncle Yankuba Koli, waaw ñoom Amul Ñaasi suma jarbaat bi Dudu Dia ak uncle Lay Sen ak all APRC members ñoo xamante ne yéenaay suñ leader suñ chairman bi Solomar yéen nga xam ne yéen ak ñu nekkal Gambia dama bëgg a wax ne government bi suu leen court appeal leen summon leen we need to know our articles our vehicles why they freeze our economy because dañ dëkk baa ngi bëri woon pënda that's why understand nañ ne that's why ngeen keep quiet ngeen pour pënd bi wàcca na yëpp set na léegi yëpp leer na appui leen ngeen press leen ba pare ngeen jéene press release ne def nañ lii amul léegi sutura amul léegi nëbatu dara xam naa man de aliha man xam naa yéen a ngi si kawam yéen a ngi dox waaye léegi dañ bëgg a ñu yokka speed bi dama bëgg a ngeen yokka speed bi full speed lañ soxla for this government ñu woon Batambedu ne jurut Gambien ni jurut ñu ba pare moom government bi sax xamul si dara moom tapale la xam ñu ñaar bu mu nekkee looya yëpp sax tapale la xam waaw dégg nga bi ñooñ loolu lañ xam nit ki lu mu mun su ñëwee loolu la moo def government bi loolu lañ xam moo tax loolu lañ ñëw di def loolu leer nañu ñun ñëpp lu gaay mun loolu la gaay ñëw Adama Barrow lu mu mun loolu la ñëw moo tax estate yi di bëri gaay ñëw di nangu kër yi rek di nangu laani rek di ko def yëpp ay global properties ay nangam estate Adama Barrow yooyu la deserve parce que ku doon di collect rent yi di contrôle kër yi saraxule yi jàmbur yi ku ñëw mu jox la ne ku soxla ne nga ñëw si Adama Barrow waaw agent gaay taxaw mu nekk agent ku soxla rent waaw ñu jox la agent mu am percentage am waaw da nga ñëw nga fay leen ñu utal la néeg pour rent yaa xam ndax self nga soxla wala room and parlour yaa xam double bedroom and parlour yaa xam waaw ba pare ñoom ñu am seen commission foofu noonu Adama Barrow yooyu la xam waaw nga ñëw ñu jox la notice su dee doo fay wala néeg bi su amee problème mu ci luwaaskat yi waaw mu dem rent control KMC temps boobu noonu xam naa ne dina nekk jamono jaadama waaw jaanaba suma kotoo la nag jaadama waaw ñu xam KMC dinañ ko war a xam jaadama xam naa ne jaadama dina nekk bés waayam parce que maas yi moom dañ dee deal ak gars yi yu mel noonu de waaw so xam naa ne dina ko xam bu baax jaadama recruit president leader waaw recruit government under the leadership of Adama Barrow et Bidante president waaw soo bañee ma jox la title bii nii kon toppal sa njaboot bi ku nekk nga tapp ko waaw parce que Adama Barrow fu mu nekk di nax boppam mooy dinañ wax ne moom Adama Barrow moom dictator la so dictatorship bi la nekk di bañ because of loolu la a dictate a good leader you have to get that title you have to deserve to have that title yes to be a dictate person you have to dictate people the people you lead you have to dictate them Adama Barrow bul nax sa boppa bul nangu ñu fuul la bul nangu ñu téye la as a fou bul nangu don't allow them you have to dictate your people soo bañee dis devil vampire criminal western yi ñoo xamante ne tubaab yi nga xam ne dañoo ñëw du ñu nax ñoom seen dëkk bi dañ ko dictate everything lañ put in charge waaw don't drink and drive yëpp is something loo xamante ne dictate la waaw over speed limit no entry one way no parking no stopping parking
yëpp dañ ko dictate understand nga waaw ah my brother so yow ñoom ñu def everything yow nga ñëw nekk as a leader nga ne yow doo nangu ñu wax ne yow dictate so léegi ku nekk nga def lu mu bëgg so that ñu wax ne yow démon nga yow devil nga so ñu accept ne yow tamit accept nga seetaanik bi waaw léegi yow démon la so ngay toog di bakku ne yes now is demon karasi what kind of demon you are campaigning for? You are promoting demon, and we the Gambians, we are not worshiping demon satanic. So leen buggee loolu jox leen different name nañ wax unite karasi wala unique karasi waaw wala right karasi waaw jéene leen name demon bi rek jéene leen name demon bi. We all know the meaning of demon xam nañ ne loolu name seetaane bi la waaw so waaye ngay nangu pour ñu jox la name boobu noonu yow tamit nga accept Adama Barrow wake up Adama Barrow jógee si nelaw bi nga nekk di nelaw nii wake up you Adama Barrow wake up waaw man de lii la am pour wax la de Adama Barrow you have to be wise enough dëkk bi fu mu nekk nii lëndëm na de te yaa ko lëndëmal yaa sa government bi moo tax ma wax ne recruit people ngeen kon APRC bu leen ragal ba Tambadou mënalu Yaya Jammeh dara parce que fu mu nekk nii ñoom government Adama Barrow tooñ nañ Yaya Jammeh ba nga xam ne suñ déggee ne Yaya Jammeh mu ngi ñëw dañoo daw suñ déggee ne Yaya Jammeh is coming dañoo daw because lu tax may wax loolu noonu ñu ko tooñ Adama Barrow moom dina di si boppam de waaye rafa yi dañoo daw because ku ñu yóbbu nga dem taxaw si court looy wax alali Yaya Jammeh looy wax because Janneh commission bu ñu set noonu sax before anything dañ war a jël ñu seet everything ba pare ñu ñëw check ba pare tamit ñu am Gambie APRC tamit Yaya Jammeh mu explain bagage yi ba pare ñu seet everything nu mu ko amee parce que président ku lead for 22 years yow nga aspect ne kooku saret maam sa waru ko am cycle sa waru ko am sa ko moto kër waru ko am de yow nga ñëw within 3 years yow nga build mansions yéen a ngi build ay kër Sénégal yéen a ngi dawal ay moto yu ne yéen a ngi start di build ay tax ñeneen ñi seen kër line house dañ fa def waaye 3 years yii nii rek build nañ ay tax 3 years soo ku toog 22 years kooku su amee 1000 compounds sa deserve na ko di 22 years so yow soo ñëwee ceeg yow nga ñëw nekk ay président ngeen ñëw am government bi as a minister just only 3 years ku nekk yaa ngi am mansions so yow next 3 years nag sa benn 5 years bi rek yow lan nga war a am so balaa nga am 20 years yow ñaata compound nga war a am ñaata kër nga war a am ñaata moto nga war a am sa account bi ñaata billions moo fa war a nekk nañ déggu ñu bàyyi dialogue bi ñu bàyyi teeteelu bi Gambien yi nañ bàyyi teeteelu bi xam nga nit ki soo ko bañee lii la da nga dee bañ ba bañ sa jaama loolu moo ñu dal Gambien yi ñun dañ bañ ba bañ suñu jaama waaw ñu bon ñi ñëw yuus ñu añaan like Sénégal dañ añaan Gambia government Sénégal dañ añaan Gambia waaw government Sénégal dañ añaan Gambia government Sénégal dañ añaan Gambia so loolu lañ war a understand waaw kon ba Tambadou mënalut Yaya Jammeh dara moom moo tooñ Yaya Jammeh kon fu mu nekk nii xanaa kay ñëw ne APRC baala leen ma ba pare mu génnee alal APRC bi government bi Adama Barrow freeze bu ñu def account bi nañ ko génne freeze bi nañ ko génne anything loo xamante ne def nañ ko fo APRC defuñ ko si right defuñ ko si yoon ay moto yi yu gaay dem yëpp paajoo dem jaay ko na gaay fay moto yooyu noonu ak ñu si dugal dem jël alal Yaya Jammeh na gaay si alal yooyu noonu alha dama ema yéen fii pour wax bi di leen gërëm wax neexut nag su mistake di am moom jóguma pour saaga kenn waaye ba Tambadou deserve pour mu free si biir Gambia parce que dafa war a fay yëpp lu mu yaaxa awju billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin APRC kolu mbadi Gambiankol mo kendolu fano ketaja ntol nyimawul takara kono mbe aldana men be suto kono fafano ke alnyimasi wuli kara kono sama dan kontrolem men na ko kondona president kendo Yaya ejijam babili man sabe siri Guinée Equatoriale ala musan la dingolu an delegation me an tarajate ken bebe kontona kan abla Gambia be nyaton kol kontona baba katom bon jata Rambo Jata yaba koli amlu nyasi nyolu dudu ja katabulan kotoma bakso an extrifolu kanslolu
chairmanolu dipitolu amusukunda ke kunda katablankotuma alhaji bajo ko dukure pamade soso mbadi APRC kolu mbe kumala alikan sakan na yutolo green amusukunda ke kunda belemu aldukare alingawli ngatana adi katol nyini mbadi ngolu aldukare alingawli alingatana adi katol nyini mbeyaje gambia be nyamena mbeyaje gambia be nyamena mbeyaje gambia halako men jita gambia kan mbeyaje le ni ko halako jinta gambia kan manke komi banko be farni fun be kerin ay ala jihado a sifa wartale mbadi ngolu mbe yalon ka fo men be je man tratonya kan mbadi ngolu abadan gambia wallahi billahi ka gambia bondi ni den koton epi asdamanen president me babeli man samba ngolu alin kana si alin ngata adi kato yele nyini ka gambia bondi nyin kumboto mune ka sababu wala mu adi kato ti bodas cats adu bodas cats ita sodalo fo adi kato la sababu la badu ngolu aldu kala alin ngawli be yalon ka fo kati APRC atlimu big party di gambia kono abe yalon ne wallahi mbaɗugol mbal konton na kata koyna fo kato africa bankol kana bula europe uk america alna mbaɗugol mamadou badiane torka so wondan kontori assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu mbaɗugol alsiaketuñe APRC mafo GDC mafo NPPP mafo UDP ko APRC mune mbeke APRC ti mune beka funyola kam mbeke APRC ti mune o sababu mbadugol mbeko president Jammeh mbiyolo fo nko president Jammeh babli mansa abem klinet APRC ibe dina dula iko mu APRC be mu klineti mbadungolu ni formo seta le alhamdulillah ngala tentu parin kana nyim fo ka fo ni femfo na APRC koye abe o formule kono al kana samba formu dol kono itilafta ye femfo nto lammo le ngenda mutale ba alin kana oke na formule kono al dukare alin ngakala nin kilay alin kana oke namol mantra toyindol ni namo toyi ni ngamo formu men kono alin ngam fana nge jabi ka fu kana jabi amantra nyim formu kono munti mbego mbem klineti alde tonya fona nyeba mo si femfo Babakar Tumbo nyata ndesi ndamuta ba ka fo amantra kinyan nyim formu kono mo si femfo aramo jata ndesi ndamuta ba ka fo mantra nyim formu kono mo si femfo badle ndesi femfo la ba ka fo mantra nyim formu kono aldo kare duja belemu na extifol na fevene mu APRC ana manke APRC billah wala ana manke extifol APRC la diwol ni mo e femfo to le amoy mbe jabilale ala kala ni kilay nan ko al kafta ale alla nganno senende ale kikiniti bari nyin ko sifa ka fo abe janna be traware kundale wala be stafurlay wala be kibe kundale wala be way kundale wala be bajaga nyola korra kono man nafasoro aldo kare ninkira kilindal ngaki kilinti ninkira kilinti al ngaka kilinti ngatonya samba wala kumata ka fo bari ibe fem fola nyim modo yabe nyim formule de le kono alin kana ajabi nyim formo kono ni majabi mbon mun kala aldo kare ala kala ninkira alin ngako sifa bulan tema momo APRC dungoti ni ya fa bukadimi bar ni momo be fem fola yana de formo kono APRC dungo atadimi na ba fana be fem ne fola aldo kare ala kala nin kilay ala ngam nyin ko sifa na formo kono tari wote ni kin ko fa na formo kono molbe fem fola ba fola ite eske ite mu APRC dungo ba kafo alin kana o jenda na formo kono ni fem na mole alin kana o jenda na formo kono aldo kare ni ko mu APRC 100% bari isingodi ndi jokono ifengodi ndi non ndel molo ndole minlo o mu trimoti assalamu alaikum albano mamadou badian mbal be konto na mbal tum mbal jayla alimbe ko men kam modol be kuma kulum fala alingol bula ni formu APRC be mu klineti
a be mu kulneti ni e fen fo modo e forme kono e beje a jabi na dere a janja forme kono o moli a jabi abanta assalamu alaikum e alfana dukare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kafoti kafo albe ñaadi mbal be kontona katana ñaaton ko la foduma onkul hawasa la groupe mol mbal be kontona momo ito mala kontoni mana albe ñaadi al semfe bulde wato mo be bisir ne kati mo be la moyra bari mo be bisir ne albe ñaadi ko tante do ko dum be ñaadi alni fama kala et puis c'est alhamdulillah rabbil alamin ñaado taron sallallahu ni ala sonta be kelale wotande d'accord be ñaati alni fama kala momo be formu ñu ko ngambal be kontona alna la family kori alni mabe wala kara kono alhamdulillah mo alla tentolati mbadi mo alinga traide na rikatol ni na mol makoy adikat kola adikat ko matalde akum matal bake akum matal alinga ka alanin kila alinga woli mbe ko APRC mbe ko babili mansa mbe ko babakar tombo jata anala extifol mbadi mo o ko bale momo yaay jamme kanu amunta ko babakar le kanu momo babakar kanu amunta ko yaay jamme le kanu ñim parto membe JP APRC jumale mu caboti babakar jumale ke ala wallahi ya jamme president jamme ay place o kalfatallah ayalone ayal barngol allah akbar mbarngol mote place o saltala ka kalfa adamadu wala ku 15 non impossible billahi wallahi taala nte ningi na bagaso ta ka kalfa adamadu wala ningi na bagaso ta ka kalfa adamadu wala mammelo na ya ke anyanta aya kenya menna ni alala slomanta ba fola ni mamar bajani ba sollale ama aya kelina ma amalo allah akbar bal babili aya lonne papa katombo jara momenti aka slala la ka ke ala ya katu ala wallahi billahi aka slala mo mo la hakola ya ke baningi ay president melo wallahi walatina kabri babili mansabe wala bankon nyin ala ya kala sondo makono ka fuela parto minya mari ya kalfa adamadi wala namanke babakar lati allahu akbar banwol ala ya jamme nyamari ka fuela parto man la fi ya kalfa femfenna namanke babakar to mo jadalati billahi because ke balemu aka slala aka ke alay aka to alay aka slala adamadi wala hakola mala fi jamfala mol tray ni ya jamme be wulle nabe ko bola nabe wulle nabe bola est ce que ya jamme la parto kal fol la hani ayalon ni men modi wala mu ya jamme mbarngolu ya jamme wololem billahi yalno woliya manke komi wolo men allah subhanahu wa ta'ala bondi no aramadu wala dajji ko be kala wolola aramadu wala ala sla be kala wololti ya understand adun koko ni wa fo abenale ya jamme kabri ya jamme banko nyin kay koko fo billahi wala beke tarwati gambe ankole abe yallo ne kafo ya jamme la kuma ate bola abadan na men fo le bekela billahi wallahi tallahi alala molem nim mo moy ko be alala mo kanda billahi ni alalem abeni kala tema katada nin kila ko min ngalon kafo sabe nan kan na nyamena ya understand because babili mansa ko man la mina la banko ka ala banko ka abeya moyle fa hanti wabolu sajibe arabol fonle ka ko babli masla ko mala ngaje abido be ngulu sa jang sorry kawit fa nyin kuma ko fo ya jamme arabol min fo ko tufa nyanta ya fale billahi wala tala ko tufa nyanta ya fale mode tarawon nati o karantale yaro arabo mo tin ngara karamola yaji ya kenya fo kila su sallallahu alaihi wasallam la ko na babbe fola yaje bari tonya mol yalo ni funyo wulta akairo le mama adu funyo le sembo sembo katambi adama dum wala ko ngoti bari ni tonya fota don ko ngani ne ka mama yaje ni mol ko mata dulamento wala yaje o diron ma tonya mantraje yaje wala tina gambia bibi mbette momento babili mansa malafi atonya fala sakanyinti ararasi ya jabe flakle nyamena abe flakle nyamena malafi tonya la
itul ko momo ko ibe against ya jamme itul lafte tolla momo mala fi ya jamme la itul iketa la kili hani man sakunda nyam fam wala nyama bari yaji wala tane kamala solo nimmo ramadu ngo ya nyi make dukar na ya tentu ha assembly nyi fule juwale dada babili mansa billahi wala tallahi mbeta je watu dolu ngo malo nyimbe min kala jang ngo marwolu ngafu module atambe e moto ko mbeta bla ngo ya jamme be ko la de marwolu yaje adu o fana manke APRC nkoti ako wallahi billahi tallahi ka tala nin kilaye nin ko ngatonya fu ala ta modi ako yaje me do ko men ki Gambia kono nanyo president seta Afrika kono abanda adu ako tonya wal detaye wallahi billahi ako tonya moy bakkan lawa iman kanu ba tonya nya bawol folaye wallahi billahi adu man sla fomuna fola kola wallahi adu wala mu adama di yati yari ajube bacili kefale abe ko malaje min ko abe president ali na yaji natra political patol bebe comme nyimbe nyamena mbarungolu to nabe folalde ada fala to nyal fo juna so de fo ete yaji me chopode ha ya do ya chopode yaji mi nata banko nyinka man aman sumaya gambela dungolo pour que blay akane tanga e tangale e sigiro sandi pour modu e gambe tanga ado wala keta billahi wala babli man sa do yaji ni ekwasi furmol nata ale gambia fani bandola ekwasi ngamba fongol bandoleti mbadungol ha e banko ni betate atte talate billahi wallahi babin man sen ani matata le ni gambia bo ni torodo fo APRC de abe yalone assalamu alaikum bal konton nam bal tuntu bal jala mum bo ngi ko kono inshallah bal konton nam bal tuntu bal jala al sen bulu awdo dolu fo ngi janjale groupe ko tari al badana mamad bajabe sibi experience salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala